bismillahi rrahmani rrahim. La ilaha illa Allah, la ilaha illa ant, Allahu akbar, alhamdulillah. jangeen jëf ci ànd beeg seen télévision DTV benn waxtu jot na xabaaru njolloor gi lu fës ci xabaar yi bokk na ca ni fexe ba ak dal am ci bërëb fajukaay yi ñi nga xam ñooy dox diggante médecin yi ak ñi ñëw di faju sim leen di wooye ay assistants sociaux ñoom ne ñu bëgg nañ seen aw nekkin gën a ñoŋ ban gën a dugal seen loxo ci doxeenu suqali koom réew Sénégal am ndaje lañ ci woote woon dañu ci ñëw ci biir xabaar nu mu gën a yaatoo danga ca bokk tamit commune bu HLM ñoom itam jóg ak ay pexe lañu bëgg mooy suqali seenum gox awe ko ci acte 3 la ñu mel dañoo xëy woote waxtaan gu yaatum ëngëm loo borom xam-xam yi ak doomi dëkk boom lañ bëgg mooy kenn ku dugal loxoom ci wàllu gu ni mel benn wàll itam soxal ab xeetum coow ci biir Sénégal donte ñu ngi wax waxu dialogue dafa mel ni nguur gi moom dialogue da koo të mel ni ku tëx ñàkk dégg ay kàddu lu koy firndeel mooy étudiants yi bala ñoo jot seen ay bourse ñaare faaw ñu génn ci mbedd yi taali pënu defanteeg alkaati yi ba ca mujj mooy bari ki démb dañoo gontu xeex ñu xëy soog a commencé fay bourse yi ñëpp gis ni kon gouvernement bi moo amuk càggante gu muy doxal daañu ci ñëw ci biir sax jooni ci biir xabaar yi dana ci bokk tamit mbirum sport Wakam ni nga xamante ni bi dañ ko tegoon ay daan daal di koy sepp ci Ligue 1 ca tas bangaas bin dénk wàllum arbitre daal di ko cay delloowaat ñoom ci seen bopp ñu ngay bàkku ni am nañu ndam ca wet ga stade de Mbour moom ñu ngay bëraka dal ne ñu faat seen ay doom ba noppi ay daan mëntam ci seen kaw daañu ci ñëw dégg seen kàddu lañ ca dénk DTV nis ki faram fàcce gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV tàmbali xabaaru njolloor gi jëm ci lu soxal li nga xam mooy wàllum paju gi nu su mën def ba ñiy faju muy jarag yi ak ñiy faj di waa kër docteur seenu diggante ratax am na ñu dox diggante gu ni mel ca mooy ñu ni wooy ay assistants sociaux ñoom dimbali askan yi moo leen tax a jóg ñoom nag ne ñu seen aw nekkin bari day benk ñenka lool daanaka kenn faalewu leen lu ci baree bari ci seen aw nekkin lañ cay dund jafe na ci ay tartar buñ ko limee fa nii yendu moo tax ñoom ñu becc seen naxaro xol ni jot na bu fekkente ni bëgg nañ li ñu duppee plan Sénégal émergent aw ci tànki koom-koom dëgg na leen ci boole bañ leen a fàtte dañ cee woteem daje dañ ciy xuus ànd ci ak Ndeye Fatim Lo reportage jaarale ko ci réseau national des assistants sociaux du Sénégal ndongo daara yi ak ñi nga xam ne dañu doon jàngee ci école bi di ENTSS ñoom nag li ñu bëgg mooy taxawal ab jumtukaay boo xam ne dañ ci mën a weccante xalaat ak gën a jox gëdd seen liggéey bi ngir ñu mën a wone wàllu gu am solo gi nga xam ne assistants sociaux yi am nañ ko ci PSE. assistants sociaux yi dañoo xaw a tasaaroo tey kenn ku nekk boo paree sa formation rek da ngay jël sa waar dem ñu ne nañ leen regrouper ci benn sang ñu jéem a xool naka la ñuy defee ay réflexion pour mën a participer non seulement pour jàppale doomu aadama yi mais lépp acte boo xamante ni état mu ngi koy def jëm ci action sociale pour mën a jàppale aji néew ji doole yi ñun ñu mën si apporter jàppale ko si accompagner ko pour wan ko ne nii la. atum 2008 ba tey assistants sociaux yi ñoom daanaka dañ lañuy beddi ci wàllum recrutement wu fonction publique bi waa ERNAS di ko ñaawlu bu baax. ndax dañuy jël ay nit ñoo xamante ni defuñu formation amuñu xamuñ ñu daal di leen jox métier bu amateurisme boobu également moo tax tey recrutement bi di gën a sooxee si ñun. ndax promo boo génnee dem fekk ci sa morom promo bi ba à la limite tey jii mën nañ fi toog ba 200 ba 300 te tey jii bu ñu état doon utiliser tey jii wala mën nañ ne tey taux de pauvreté bi ñu wax ni tey bu nekk au Sénégal dina diminuer considérablement gëdd bi nga xam ne tey jox na ko santé tey bu ko joxoon tey action sociale rek mbir mi yëpp de parce que boo demee si yeneen réew yi mais yeneen réew yi ñi ngi tëj seen hôpitaux yi parce que gisatuñ ko faju parce que ñooñu dañoo jël mettre le focus sur la promotion et la prévention. mu mel nii seen woote kenn tànkam lu ko ndaxte suñu sukkandikoo ci ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram dinañ def lépp li wax ngir ñu mën leen a boole ci politique publique yi nga xam ne nguur gi tëral na ko. ministère de la fonction publique moom la effectivement donc loi bi dénk mbiru recrutement ak mbiru politique d'emploi mais ñun suñu rôle en tant que ministère bi xamante ne ñun ñoo yore assistants sociaux yi suñu rôle mooy ñu gunge leen encadrer leen
ba vraiment ñu jël seen place ci activité professionnelle bi état bi mëne. Ernest ñëw ci waxtoom suñu sukkandikoo ci ministre bi yor wàllu wérgu yaram ndaxte njiitu réew mi Macky Sall dafa wax ni que atum 2018 moom mooy atum social privé ak public dañoo war a liggéey ci li jëm ci wàllum jàppalante li ni mel nag le réseau bi xam ba tax na bëgg na dugal loxoom ci lépp li tax ba nga xam ne askan wi dinañ mën a dund ci Sénégal boo xam ne ñëpp tolloo. Ndeye Fatim Lo jaajëf ba tey ci wàllum paju gi yéen a ngi fàttaliku loi d'orientation sociale maanaam fexe ba ñi amuk laagoom ci Sénégal ci téeméer boo jël fukk baak juróom suñu borom dogal ñu dund akuk laago ci réew mi loi boobu day tax seenu nekkin gën a ñoŋ moo xam ci wàllum paju gi ak bépp jëmtukaay goo xam te ne bi nguur teg na ko ñoom ñëpp ñu koy bokk yam ñoom ak ñi amul benn laagoom moo tax bokk na ci ni benn poñ boo am solo moo leen di wooyee carte d'égalité des chances maanaam fexe ba kenn ku ci ne aw carte wu ñu lay jox bam soo demee ci barabu fajukaay doo am benn jafe-jafe dañ caa dolliwaat junni ci ay carte 1000 cartes yu ñu delluwaat joxe fekk na fan yii yëpp way laago yaa ngi koy dund ni ay jafe-jafe ndax ñàkk jot carte yooyu la ndaje mi nag yaatu woon lool nañu lii ab jéego bam solo buy tax seenu nekk gën a ñëng soxna Abi Gaye ma nga ca reportage. junni ak fukki carte d'égalité des chances jébbal nañ ko ñii di way laago yi séddale bi nag nii la tëddee. ci 1010 yi soo xoolee département Dakar am na ci 584 cartes Guédiawaye 106 cartes Pikine 320 cartes carte bi nag soo ko amee war na la dimbal ci mbiru jàng ci mbiru formation professionnelle ci mbiru santé ci mbiru emploi. gannaaw ñeenti at yu ñu doon nëgëndeku ñii di laago yi jot nañu seeni carte di lu ñuy rafetlu. di sant nag wax dëgg yàlla équipe bi ñu àndal ndax fu nu dugg rek bu ñu gëstoo gis ba membre animateurs yi. année bi année sociale la wax dëgg yàlla tey on est en janvier carte yi génn sant yàlla on ne peut que espérer que vraiment année sociale bi ñuy wax vraiment ça va être une année sociale. direction de l'action sociale nag di ñaax ñi di président de fédération yi ngir ñu ñaax seeni naataango ba ñu dem bindu ji. c'est vrai que les cartes sont sorties. dëgg la carte yi génn na waaye am na ñoo xamante ne ni ñi nekk ci carte yeeg yenn ci ay kër yi ñu déposé guñ moo tax amaguñu yaakaar naa ne loolu moom mooy liggéey bi dinañu gën a baral nag loxo yi yokk sensibilisation bi su ko defee ñi nga xamante ne dañoo toog ñu jug daal di dem ci service yi ngir déposer am carte. départementaux et déposer également leur carte. junni ak fukki carte ñëw yokku ci carte d'égalité des chances yi muy nag carte boo xamante ne dina tax ba way laago bi mën a faju te du fay dara wala boog li muy fay du bari direction de l'action sociale nag di ñaax ñi nga xamante ne ñoo amee way laago ngir ñu dem bindu ji ba mën a jot ci boobu carte. soxna bi gay jaajëf ginnaaw loi d'orientation sociale bi indi ay carte ngir way laago yi am na it beneen loi bu ñuy wooyee acte 3 jën koo jagleel lii di ay diwaanu Sénégal ñoom itam ba seen aw nekkin gën a ñoŋ lu ni mel ci la commune bu HLM Porox Ndollu ñetti at boobaak léegi def nañ ab natt xayma acte ana fu mu toll loi boobule ban ko doxalee ci Sénégal ak léegi la ñuy wax mooy ñoom dañ caa bëgg a mooy daal di cay profito ngir fexe ba soxali seen gox dañ cee woot ndaje gu yaat ni ak ëngam la ñu koy woy ay assises lañ ci bëgg mooy mbooleem doomi commune bi kenn koy jibal 4 doom ci li tax ba seenu commune mën a soxaleeku ci teewaayu maire bi dañ ci yànd ak soxna Adja Ndiaye. dynamique convergence lien ngir taxaway citoyen bi ci commune bu HLM ak kilifa municipal bi ñoo taxawal bii li assise bu ñu sukkandikoo ci njiitum Diklik génnee njariñu askan wi taxawal ko ci ni ñu war a mën a def ba seen gox bi mën a jëm ci kanam. HLM ni ngeen ko xamee dafa am une population boo xam ne dafa dend ak un tissu économique dend ak un tissu industriel mu laaj réflexion bu rëy pour ñu mën a mettre en cohérence ces contraintes de cohabitation déjà pour que tam ñu mën a profiter ci tissu économique beeg industriel yi pour que waa HLM gis ci seen bopp. c'est des réalités incontournables aujourd'hui li ci ëpp solo mooy ñu fexe ba waa HLM gis ci seen bopp ci wàllu initiative économique ci wàllu tam cadre de vie nan la ñuy protéger quiétude population yi. moom Ousmane Touré bëral ay kàddoom ni lii dafa war a doon benn exemple boo xamante ni commune réew mi yëpp ñoo ci taxaw. définition des politiques sociales économiques ci commune bi société civile ñoo ko war a porter ñoom ñoo war a nekk l'avant-garde de ces projets ñoom ñoo war a piloter ces projets après les avoir définis ànd seeg nag pouvoir public yi la mairie
l'État ak les organismes partenaires au développement. xam nga HLM lu mu soxla muy ay ndaw yuy jóg takku liggéey ndax réew mi liggéey la soxla. biir bu yees bi jëm ci wàllum décentralisation dafa doon loo xamante ni day dimbali collectivité territoriale yi ba ñu mën a suqaliku loolee di kàddu ki yor kàddu yi gouvernement bi. commune bi am na possibilité am na potentialité domaine industriel a ngi fi marché ngi fi xam-xam a ngi fi ressources humaines de qualité ngi fi yéene bu rafet a ngi fi donc ñoom njort ni buñ ko defee nañu ko war a defee li ciy génn nam solo foofu nag la gouvernement bi di xaar pour seet la cay rot naka la koy jëlee ni mu ciy mën a taataan ak yeneen jéego yi lan moo fi mën a rot ñu mën koo jëriñoo ci liggéey boobu nga xam ni ministre bi ma ñëw teewal fii tey muy ministre des collectivités locales moom la ñu sant pour mu mottali xayma boobu. ku lay HLM takku leen te liggéey. taxawaayu assise citoyenne nu HLM gile dafa doon nag loo xamante ni kilifa yépp ñoo ci motivé wu ngir mbir mi antu mbëbët yi nag doon lu jëm ci wàllu xalaat ak taxawal benn espace boo xamante ni ku nekk ñoo ci andi seeni xam-xam ngir ñu mën a taxawal lu dëgër lu mën a def seen gox bi moom soqaliku. jaajëf soxna Adja Ndiaye moo ñu doon toppal mbirum HLM googu suñu dëkkandoom fii ñu doon waxtaanee lu yaatu fexe ba suqali seenum gox ñoom ak doomi gox bi xibaar yu wëy ginnaaw koom-koom nag jàmm moo koy mën a suuxat ba mën a jëm ca kanam waaye Sénégal bu ndee xool lu tax lu ci bari moo am syndicat moo xam étudiant bala ñoo jot seen ak faaw daa ñu yëngu-yëngal gën ci mbedd mi sànni xeer taali pënam lu ni mel moo am bërki démb étudiants yi université Anta Diop bu Ndakaaru génn ci mbedd mi taali pënu defanteeg police yi ba am chambre jot fa lakk lu bari yàqu fam doon laaj seen i bourse ca suba sa lan doog a tàmbalee fay bourse yi lu tax xaar gi ba jàppante am lu ni mel jaaxal nañu bari ñu bari nag nañu du kenn ku may nguur gi nga xamante ni bi en tant que état war a organiser te lépp ci yoon faaw nga yëngu-yëngal ñu soog a réagir Jibi Sax Joni def gëstu jëm ci wàllu gu ni mel reportage. ndaxam def violence mooy li tax kilifa yi dégg la ba mën a fomp say rongañ ak lu mu ci mën di doon ndongo yu réew bu Sénégal ñoom baaxe woon nañu heure bu ñu meree wala ñuy laaj li ñu moom ñuy tàngal ba mu saf li koy firndeel bokk na ci ginnaaw ay fan yu mu safoon sàpp ca daara ju kawe ja nekk ci Ndakaaru kilifa yi ñu ngi fay ndongo yi seen ku bourse tax ba ndongo yi di ñaawlu anam yi seeni kilifa yi di doxalee saa su nekk. chaque fois il va falloir que ñu nekk fii di. Voilà, di def ay grève di saccager ay biens publics et tout ça quoi. Bourse 36 000 18 000 chaque mois étudiant war nga kaa verser le premier mu war a mën a jëli bourse am. ni ñuy instrumentaliser étudiants yi ñuy poser acte de violence ba pare ñuy doon fay je pense que am réew warul nekk di demaleeg noonu ak ay étudiants am. ci atum 1968 nag ci la ñu tegoon ab ndogal goo xamante ne ni policiers yi amuñu benn yoon di dugg ci daara yu kawe yi waaye nag ñoom takk der yi dañoo seetlu ne heure bu ñuy amal ay intervention dañuy sànni ay grenades lacrymogènes ci néegu ndongo yi. policiers yi man je sais pas pourquoi ñuy viser ci kii yi ci pavillon yi pourquoi duñ viser nit ci daw ci. dispersé foule bi. incendié nañ sax benn chambre foofu noonu loolu moom je pense du yoon quoi. police bi nga xam ne moo war a topp yoon du moom moo war a ñëkk a violer yoon donc loolu ñu ngi koy ñaawlu métti nañu topp. banqaas gi ñu dénk wàllu social wi ci kuréel gi ëmb mboolem ndongo ya nekk ca faculté de droit mu ngay xamle ne noppi na ngir toog ak waa direction des bourses su ko defee lu ni mel dootu fi amati. et nous pensons que à partir de lundi. ay waxtaan war na mun a am ñu fexe ba bu ëllëgee ñu éviter li nga xam ne moo fi am. ginnaaw ay fan yu mu tàngoon lool ca daara ju kawe ji fi mu toll nii dafa mel ni nag daanaka lépp jaaraat na yoon waaye teewul ndongo yi ñoom ñu ngi sàkku ca gouvernement bi muy anticiper di leen fay seeni bourse balaa nag benn ndongo di ñàkk bakkanam comme Bassirou Faye wala Balla Gaye. jaajëf. ki nga xam moo di kon Jibi Sax Joni xibaar yi wéy ba tey mbirum njàngum Sénégal ginnaaw UCAD ba doon nux bari ki démb jàppale ni ca Mbuur lycée ba ni wooye lycée Ahmadou Lamine Dabo moom de sonn na màgget gi foo ko takk jéggi na ko lycée ba am na lépp juróom fukki at ban ko tabaxee ak léegi màgget na ma ngay waaj a daanu mbir yaa nga xar bay ŋaaŋ jàng ko sax léegi wóoratul lii tax na doomu gox ba seen kàddu jib na jot na ndimbal am ban mën ko soppi dama gën a gaawee ñu dem Mbuur ànd faak Mamadou Diab.
bi ñu ko tabaxeek léegi toll na ci juróom fukki at lycée Ahmadou Lamine Dabo nekkoon CS1 bu Mbour ci jamono yi nag ay jafe-jafe kese la lycée boobu di jànkoonteel. jafe-jafe yi nag mooy sport bi amul terrain bu baax boo ko xoolee mur de clôture bi wax naa ko léegi moom daal ak surtout nag moom kii effectif yi daal. wàllu ñàkkum salle de classe waaye tamit bâtiment yi nga xam ne ñoo fa nekk màggataay bi nga xam ne jéggi na dayo lool moo gën a yitteel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci lycée Cheikh Ahmadou Lamine Dabo. parce que école bi li ñuy gis fii c'est des abris provisoires. salle yi boo demee ci salle yi da ngay rus sax ñu ne la fii lycée la. am na yeneen salle yu nekk ci ginnaaw presque murs yi dañoo xar toiture yi dañoo toj. c'est pas de la sécurité pour suñu doom yi suñu jarbaat ak suñu set yi école bi amul laboratoire amul bibliothèque. amul terrain de sport on est le premier en basket en handball dans le département. ci jafe-jafe yooyu sax bokk na ci ñàkkum terrain boo xam ne ndongo yi foofu la ñu tàggatoo. conseil départemental bu Mbour ci xalaatam gis ne jafe-jafe yooyu am na lu mu ci mën a saafara moo tax mu tabax ci biir école boobu lu toll ci ñaari salle de classe. li indi ci lycée bi mooy conseil bi daf fi tabax ñaari salle de classe ba pare équipé ko ci ay table banc muy loo xam ni am na njëriñ. ci côté école bi am na njëriñ ci côté conseil départemental école bi njëriñam mooy dafa nekk école boo xam ni tubaarkàlla ndongo yi dañ fee takku te saal yi barewul su boobaa boo leen joxee saal yi élèves bu ñu toogee dañu nekk ba ay téeméeri élèves ci benn classe te loolu wax dëgg yàlla nit ñi mën jàngal bi wér en tout cas coono lay am. ngir nag fexe ba lycée Ahmadou Lamine Dabo génn ci jafe-jafe yi mu nekk direction bi ak enseignants yi nga xam ne foofu la ñu jàngee di sàkku ci nguur gi ak bonne volonté yi ñu jóg taxaw ngir ñëw jàppale leen ci ni mu gën a gaaw. Mamadou Diop jaajëf moo ne bu fekkente ni xëy na état bu Sénégal politique am ci wàllum éducation des na ay daara yu ràpp ay abri provisoire teewul macha allah élèves Sénégal yi ay kàngam lañu fu ñu dem ca bitim réew wane seen bopp moo tax Canada ci boppam ni mi ngi ubbil ay buntam étudiants yu Sénégal yi ngir ñu mën a am bourse mën a jàng ci réewam muy Canada googule ki ko fi nekkal ñëpp ambassadrice jibal kàddoom ci wàllu guni mel lam ci dénk Abdoulaye Ndiaye. 9e édition du salon Édu-Canada. C'est un salon qui... salon Édu-Canada bi nag dafa nekk opportunité boo xamante ni ndawu Sénégal yi dinañu xam njariñu éducation bi am foofee ca Canada am nañ lu ëpp fukk ak juróomi collège ak ay université fii ci Sénégal ñu gis ni ñu bari ñu ngi ciy jàng waaye tamit di wane seen xarañteef ci loolu dégg nañ ni sax junni ak juróomi téeméeri doomu aadama ñu ngi ci biir dañu nekk nag réew moo xamante ni am nañu ay université yu bëri étudiants yi fi jànge am nañu nekkin bu baax ak jàngin bi nga xam ne français ak anglais ñu ngi ko fi def waaye tamit am nañ benn approche boo xamante ni dina permettre dongo yi ñu am opportunité ngir bu ñu ci jógee am liggéey bu jaar yoon. Donc tout ça ce sont des avantages de la destination Canada. ginnaaw njàng mi jàmm dafa am solo ci àdduna bi gis nañ ni gox yi ko manqué yépp ñu ngi ci ay xiiroog ngaayoo ñàkkum koom-koom topp leen ndaje mu yaatu amoon ci ndakaaru waxtaani wàllum jàmm ay kàngam jóge fu ne ci àdduna bi seqoon ko fi ci ndakaaru ba noppee dana ma taxawal ak kuréel goo xam ne koy wooye réseau parlementaire bi nga xam daal jàmm kot lay dox ay député ñoo ko seq dañ ci bëgg mooy fexe ba teg ay pexe yoo xam te ne bi jàmm ji fi am daañu ko mën a suuxat fa jàmm manqué it ñu war a ko mën a indi ba ñëpp am jàmm ngirum koom-koom mën a taxaw dañ ci ànd ak Ndeye Aram Touré reportage. ndaje bi doon bi njëkk bi ñu amal ci Afrique mu soxal wàllu jàmm ak karange Fédération pour la paix universelle moo ko taxawal lim ci namm mooy fexe jëmmal yoon boo xam ni réew yi mën nañ ci jaar ngir jàmm mën di law ci àddina bi gannaaw ndaje njiitu réew yi ndaw pencum réew yi ñoo doon daje ngir ñoom it indi seen wàll. lii du politique du leneen xel ak xol tey ak jëm kanam pour jàmm rek tax moo tax. ñoom liggéey nañu ñaari fan yoo xam ne. résolution bii ñu signé nii des chef délégation di ay chef délégation yi am maanaam moo di nañu ànd jàppante te waxtaan. ngir réew soqaliku faaw yorin ba yees waaye itam am jàmm docteur Toussaint Manga loolu la gëm moom mi fi teewal groupe parlementaire liberté et démocratie di fësal yoon yi nga xam ni député bi mën na ci jaar ba liggéey boobu nguur gi am ko ci taxaw. suñu taxawaay mooy nu ñuy xeexee ba corruption muy ker ak bonne gouvernance mën na nekk loo xam ne moom la suñu gouvernement bi di utiliser vraiment ci gestion
donc loolu moo waral tey jii nii suñu kii suñu wax bi ñu wax ci clairement que parlementaires yi dañ ci am rôle seen rôle nag buñ ko fayir dañu war a taxaw saytu gouvernement bi contrôler gouvernement bi fexe ba lépp loo xam ne mooy tax ba gouvernement bi doxal yoon ñu taxaw ci. njiitu kuréel gii di FPU di rafetlu ci wàllam dogal yi nga xam ni jël nañ ko ci ndaje bile. ñeenti téeméeri ndaw pour la première fois participer nañu ci sommet bi. sommet bi nag jur na lu am solo benn gis ngeen ne tey may nañu bateau bu nga xam ne Gorée amul woon bateau de secours. tey jii tamit wax dëgg yàlla conseil national de la paix comme conseil mondial de la paix ni mu amee. tey jii dinañu taxaw. député kilifa diine ak yeneeni kilifa yu jóge ci àddina bi daanaka ñëpp ci seen i kàddu liñ ci fësal mooy fexe ñaax réew yi ñuy teg ay jéego yoo xam ni jàmm dina law ci seen biir dëkk yi. fédération pour la paix universelle moom li muy ñaan kilifa yi mooy ñu gën a dëgëral waxtaan bi ci diggante diine yi ci àddina bi. jaajëf Ndeye Aram Touré jàmm buñ ko waxee xel dem ci mbirum sport Sénégal ñaareem boo sport jubee rek xel yëpp am lu ca xew ndax jàpp ni jéey mën naa am la ca mujj bu yàggul mooy la am Stade Demba Diop. Stade Demba Diop ay nit ñàkkoon seen bakkan diggante US Ouakam ak ñi di waaye Stade de Mbour coow la yéegoon ba ca kaw tribunal bi dénk wàllum tàggat yaram gis ni daan yin tegoon US Ouakam googee dafa ëpp ca mooy génne ko ci Ligue 1 bi lu ni mel nag ba taas delloo ginnaaw waa Ouakam war a ñëwaat Ligue 1 ñoom waa Ouakam daanaka ñu ngay dóori pooj jàppe ko ndam ñeneen ca wet ga seen xol ba ngay jeex ndax jàpp nañ ne ñoom waa Mbour la seen xel jàpp mooy ay daan mënta ñàkk a gàllu ci kaw US Ouakam googuleem dañ ci ànd ak Ibrahima Fall reportage. mu di ay kàddu yu njëkk ci ñi ngànk football bu Ouakam gannaaw dogal bi waa tribunal arbitral du sport jël. pare nañ ñu ngi déglu suñuy kilifa mooy nit bi ak fédération ñoom ñoo ngànk sport bi. te ñu ngi leen di ñaan aussi yéen journalistes yi ngeen dimbali ñu accompagner ñu def de telle sorte que vraiment retrouvailles de la famille sportive am parce que il faut ñu xam ne ñun ñu def dara luy xajamal football sénégalais d'autant plus que dañuy dem coupe du monde ñun luy defar dañuy def bëgg dañuy pare nañ ko football bu ñu ñëw souvent ngeen ñëw football ñu pare nañ parce que boobu ba léegi ñu ngi jël ay matuwaay c'est pas pour rien que TAS jékki-jékki dañu mën ngeen football cette année mais avec des conditions. waaw pare nañu ngir jouer ci championnat bi waaye naka di laaj bu samp. dañu ne naka ak kañ loolu fédération moo koy def mais décision bi tax dañuy football wala duñu football ñoo koy jël voilà donc nee nañ léegi championnat bi nangu nañ décision TAS Ouakam dañ ko réintégré championnat bi dañ koy passé à 15. exceptionnellement maintenant après danañ koy joxe à 14 nañu kañ la ñuy commencé ndax dañuy commencé ak 9 matchs de retard maanaam yooyu modalité yooyu noonu lañu war a toog gisee ak ñoom wax ñoom ñu wax ñu nan lañ ko bëggee ak contrainte yi nga xamante ne wax nañ ko ñoom dañ ko am ne dañu bëgg a pare. waa TAS daal di daaneel ñaari kuréel yi ngànk football bu Sénégal ñoom ñooñee fu mu toll nii nekk ci jafe-jafe maanaam dogal bi waa TAS jël waaye itamit taxawaayu Stade de Mbour rawatina championnat bi ñu door ba noppi dogal bi ni mel boo mayewul dina sëlëm kanam ñi yor football bu Sénégal. jaajëf Ibrahima Fall waa Stade de Mbour ñoom sax nañu dañuy faf porter plainte contre bànqaas bi ñu dénk wàllum football muy Ligue Pro bi ñu doon organisé wàllu gu mel ca wet ga itam nañu seen xol jeex na lool ci li xew na daal jàpp nañ ni seeni bakkan wadd ba pare ay daan mënta ñàkk a gàllu ci ndoddum ñeen jàpp ni ñoo ko def lii jaaxal na leen Mamadou Diop. US Ouakam bi nga xam ne indiwaat nañ ko ci Ligue 1 de football professionnel fii ci diwaanu Mbour mettitu bu tar la askan wi am gannaaw ba ñu déggee boobule xibaar ñoom sax ñu jàpp ne saaga la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan ci final bi ñu doon amal ci Demba Diop ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite Stade de Mbour te xamatuñ daanaka nu ñuy def nee nañu dañuy porter plainte ñi organiser woon boobule final. donc ñun dañu ne suñuy doom yi génn àdduna suñuy rakk yu génn àdduna lu ñu nangu ñu def ko perte profit responsabilité moom par A ou par B day am que pour ça nag Stade de Mbour dañu ne dañuy porter plainte pour ñi nga xam ne ñoo def yoon doon organiser match boobu ñi nga xam ne ñoo am responsabilité stade bi. lu jëm nag ci organisation match yi nga xam ne moo war a am fii ci Mbour seen diggante ak Ouakam waa Mbour dégage bépp responsabilité su fekkee ne am na ay jàppante yu ci am. tant que nous pensons
qu'une organisation sécuritaire qui peut prendre en charge l'intégrité de nos joueurs et des joueurs de comme ça, tant que ce n'est pas c'est pas assumé par la ligue et comme ça, nous ne pouvons pas. ñi jiite football bi fii ci diwaanu Mbour ñaawlu bu baax a baax it gaawtu gi nga xam ne ñi jiite football bi ci Sénégal gaawtu nañ ko gannaaw ba ñu déggee tribunal arbitrage sport daan yi nga xam ne teggi na ko ci kaw Wakam. ak waa ligue bi di yàkkamti pour di communiquer te jëluñu seen temps au waa stade de Mbour au acteurs yi ñànk lii bi avant ñu jël seen i position yàkkamti boobu laa comprendre ñun stade de Mbour ñi nga xam ne ñu ñoo am victime am lu ñu naqari parce que dafa mel ni décision tas bi dafa mel ni dañoo yeewaat suñuy doom layaat leen mu nekkaat lu bees ci ñun. ñu fàttali ne waa tas dañoo dindi woon daanaka bépp tuuma ci kaw Wakam gannaaw fédération sénégalaise bu football daanoon leen ay daan yu méttee métti te loolu lépp nag jóge woon ci final bi nga xam ne moom lañ doon amal ci Demba Diop mu doxoon ci diggante Wakam ak Stade de Mbour te mu nekkoon jàppante yoo xam ne juróom-ñetti nit ñàkkoon nañ ci seen bakkan ñëpp dëkkoon fii ci diwaanu Mbour. Mamadou Diop jaajëf di fàttali ni ki nga xam sax mooy président association wala sax supporter yooyu Stade de Mbour daal dinay tekki ndomb ak tànkam ndax ne daal lii mënu koo supporter muy Alassane Ndiaye moomule dégg ngeen ko xibaar yi ñu romb ca na mu gën a yaatoo jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV li moo la laaj xibaaru njolloor gi gërëm leen bu wér ci ànd bi ngeen ànd ak sunuy programme dana amaat xabaar incha allah 19h ci wolof 20h ci français bale boobu ngeen wéy di ànd ak sunuy programme illa liqa. الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله xol ak feebar yi ko mën a jàpp yu mel ni crise cardiaque loolu la ñuy waxtaanee tey ci seen émission SOS santé. da ngay gis xol bi yépp bépp fànn ci xol bi di nga ko gis ko ni mu bindoo ak su amee loo xam ne jaarul yoon di nga ko gis su dee xol bi tamit mi ngi dox normal di nga ko gis donc examen bu am solo la cardiologie parce que feebar yu bëree bëri ci mbiru xol échographie mën na ko. Biram Yaasin ñoo ko baay ma jooru saale bi gimba deyo dey banga. Grand show, nouvelle saison, ça démarre avec moi ce 27 janvier 2018 à partir de 21h sur DTV. Ce sera magnifique. Il y aura beaucoup d'artistes, plein d'artistes plasticiens. Je vous rappelle que ce sera en direct. Il y aura beaucoup d'invités, des artistes en général, des chanteurs, des musiciens. Il y aura beaucoup d'artistes. Donc je vous invite vraiment ce 27 janvier à l'hôtel à la FIFA et ce sera magnifique avec DTV à partir de 21h. Merci. Peace, love and sunshine. Campagne n'aimait que ce TNT. Après une première étape couronnée de succès, Excaf Télécom a lancé la deuxième phase de cette opération depuis le 15 novembre 2017. Des techniciens vont sillonner les différents quartiers de Dakar et sa banlieue pour vérifier vos décodeurs et installations. L'équipe de la TNT ratisse large et se rendra également
à Sangalkam, Bambilor, Rufisque, Bargny, Diamniadio, entre autres. Vous pourrez les interpeller sur toutes les questions qui vous préoccupent. TNT by Excaf, votre satisfaction, notre priorité. bandiraɓe caggal yettude allah julde rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en puɗɗorima inde deno towɗo townuɗo kala ko towi kisɗo mo kisal allah gaga mum mo fittande tagore arjigo ne tamande mum baɗowo laato en juule mouhamadou makko mouhamadou abdallah mouhamadou aminata mo jaami kisal wonani timmode annabaɓe kodduno laaɗo ɓurnaɗo windere goɗɗo guila e hunde wodani en juurima kadi wasilu men woni cheikh ahmed tidiane chérif en juurima ceerno men ceerno cheikh oumar allah foutibou tall ɗon en ɓendata en calminani ceerno men ceerno bachir mountaga ɗa ha cheikh oumar émission moon pineleli mo jeeɓoton dimanche kala e télé mon DTV hande noon woni koɗo émission o ko gorko pullo gandaɗo dariɗo kadi no fewi darini pulagu woni ganduɗa le général Ousmane Kane gonɗo président association ceerno Souleymane Bal on woni koɗo men émission pine leydi bisimilla ma le général Ousmane Kane on jarama mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu onon équipe DTV arɓe ɗo e gallam ɗo mi salmini bandiraɓe daroɓe en ɓe mi salmini bandiraɓe heɗotoɓe en ɓe kamɓe fof moye fof inde mon yettode muɗum mi yetti on ko garɗon ɗo henna e namnade mi mami haalal on hen ko mbawmi ko gandumi andida fof kono ko gandumi on nanat ɗum so Allah jaɓi moni général Ousmane Kane général Ousmane Kane ko min haalde hoore mum noon wona ko weewi kono ko émission o leldi noon min to jeeyami ko hawre damga iwdam banggue nenam ko hawre banggue babam ko ñooro ñooro lamɗo julɓe ñooro lamɗo julɓe toon banggue babam o ɓe perno ɓe perde say kuma